asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di ñëwaat beneen yoon di dem seeti ki nga xam ne ni c'est le président du mouvement MKR4 kenn dootu leen ko présenté parce que suñu ne le président du mouvement MKR4 xel yi dem ci ku ñuy wax Cheikh Anta Diop ñu gën ko xam ci Baye Ibrahima Thiam donc tey ñu jugaat demaat seeti ko encore une fois waxtaan ak moom ci li nga xam ne ni moom moo xew ci jamono ji moom moo xew ci réseaux sociaux yi mu nekk benn mbir boo xam ne nii mën nañ wax ne kilifa diine yu bari ñu ngi ciy wax panafricaniste yu bari ñu ngi ciy wax mooy lan mooy série bi nga xam ne nii ñu ngi koy wax infidèle ak yeneen yi ni mel. donc mu nekk loo xam ne nii dafa commencé yàq askan wi dafa commencé yàq suñu société donc bi ñu jugee suñu xel demul fenn fudul ci le président du mouvement MKR4 parce que suñu ne le président du mouvement MKR4 tudd nañ tous les membres du mouvement MKR4 donc ñu ne nañ dem seeti président waxtaan ak ñoom mu yeeyaat xale yi waxtaan ak xale yi vraiment mu nekk loo xam ne ni am na solo. président ñu ngi lay nuyu di la sant di la laaj nga def sa petite présentation et en plus de cela aussi nga ñaax xale yi yeey xale yi ci li nga xam ne ni moom mooy xew ci réseaux sociaux yi nga xam ne mu ngi yàq askan wi donc président à vous l'honneur. di nuyuwaat beneen yoon di remercier ñi nga xam ne tey ñoo ñu invité avant tout maa ngi présenté di nuyu jiite suma nuyoo bi suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi di ñaanal Sénégal mbas bi nga xam ne tey mu ngi fi am si àdduna yéen nañ toog ba nga xam ne tey dañ koy nettali te yan na fi lépp yem yàlla mën na ko yéen a koy la def muy natt boo xam ne yàlla ñu ko teg mais dañ ko muñ rek parce que dañ koy gën a sant aussi. di wax rek ne ñu ngi may wax c'est je me nomme monsieur Ibrahima Thiam jiite lu nga xam ne ñu ngi koy wax benn kuréel bu ñuy wax MKR4 cela veut dire mouvement citoyen pour le retour aux écrits de Cheikh Anta Diop ku nga xam ne l'homme de culture l'homme de valeur ku nga xam ne lépp loo xam ne rek valeur la culture la rek muy culture africaine culture sénégalaise lépp moom la doon xeex tey valeur yooyu noonu. boo gisee tey du nga ñu invité muy série bii di daw muy infidèle boobu dañ si wax parce que tey dama yaakaar ne dañ fàttalikuwul Cheikh Anta conférence bu nga xam ne defoon na ko au niveau de Niger Niamey en 1984 il disait que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri et voilà le fond du problème et l'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre subsistance et de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. ma jàpp ne tey lu Cheikh Anta doon wax tey lu ñuy tubaab bi def tey feebar boobu ba léegi moo def si ñun heure bu ñu yaakaar ne tey lay dañ muy gën di màgg tubaab bi xam nañ ne Sénégal am na culture boo xam ne am nañ valeur yoo xam ne yu suñu maam yi tegal valeur yooyu ak culture yooyu lañ bëgg a tey fexe ba nga xam ne tey yàqaloo ñu ko gëmloo ñu ñoom seen i culture alors que lu ñuy gëmloo sax du culture française bëgg yàq suñu jikko yu nga xam ne suñu maam def nañ ko si ñun ku si mel ni maam El Hadji Malick Sy mu liggéey boo xam ne mu lépp luy valeur lépp luy culture ñoom loolu la ñuy jàngal ak yar ak xam-xam bu sell lu mel ni Mawlana Cheikh Ibrahima Niass adduna bi yëpp nangul ko au niveau international si xam-xamam si culture am si gëm réewam si bëgg raison am loolu ko ñooñu ay référence lañ ay patriote lañ ku si mel ni maam Seydina Limamou Laye ku si mel ni maam Cheikh Amadou Bamba ñooñu nga xam ne tey lépp luy jikko ju baax lépp luy defar doomu aadama rek ci jikko si yar ak culture lépp ñoom si lañ ak valeur yoo xam ne mooy valeur yu ñi ñi gërëm tey tubaab bi loolu la bëgg a fexe ba détruire tey loolu noonu suñu valeur yooyu ak suñu culture yooyu tey jaarale ko si lu nga xam ne tey mooy les séries mooy les certaines télévisions ak yu nga xam ne mooy yenn sites yu nga xam ne comprendre nañu parce que lu tax ñu defaloo mooy dañ la defal si site yi ne la nombre de vues bu am rek am na lu ñu la fay da nga fa am benn bénéfice boo xam ne moom ngay am pour sutur aussi ñu bëri nag dañuy bëgg buzz pour détruire tey loo xam ne tey ut loo xam ne ñëpp nañ ko mën a seetaan pour nga am nombre de vues mais doo xool après yow lan ngay yàq lu sa maam tabaxoon lu say parents tabaxoon moom nga ñëw tey pour détruire ko dans une heure dans une minute nga yàq ko kon ñun en tant que des patriotes en tant que des sénégalais en tant que des porteurs de voix en tant que des purs panafricanistes ñun ñu gëm na ñun en tant que ñuy waxoon lu nga xam ne mooy MKR4 mouvement citoyen pour le retour aux écrits de Cheikh Anta Diop tey dañ jóg taxawu askanu Sénégal bi gëm la nañu tey ñun ay jeunesse comme yéen ñun liñ gëm mooy retour aux valeurs te ñu ngi alerté série boobu tey muy série infidèle ñu ngi koy alerté tey en tant que des patriotes en tant que des sénégalais
man mu nga xam ne tey maa gën a néewle xam-xam maa gën a tuuti si mouvement bi ñu jiital ma jiital ma lii leen kon lu may wax mooy série boobu nag gën a xoolaat lu may def ñu ngi koy taxawaat di ko ñaan na ko waa MCREC4 ñu ngi koy tendre loxo di leen wax ne leen neen xoolaat bu baax lu ñuy def te ñun duñ bàyyi Sénégal lu suñ maam yi defar si ay at lu ndaw ñëw di ko yàq parce que l'œil d'un enfant c'est comme une machine photocopieuse lu mu gis rek lay photocopier ku ñun duñ nangu benn nit di jaarale si réseaux sociaux yi di ko jaarale partout pour détruire li nga xam ne tey mooy jeunesse bi di yàq jeunesse bi parce que buñ demee ba la série moins de 12 ans bu ko jël ñun si ay série tubaab bi la ñan gisee loolu moins de 12 ans parce que ñoom def am lu gëm série tuuti am lu gëm mais buñ ne moins de 12 ans rek am na lu bon lu ne ci biir kon la bon loolu tey moom lañ fexe ba bëgg koy dugal Sénégal te ñun tey duñ ko mas a nangu ci àdduna te duñ ko mas a seetaan fi ñu ko yàqee kon ñun jaral nañu tey corps et âme duñ suñu maam yi defar ñun dañuy jaral ñu jaayante suñu bakkan ba série boobu du dawati wala dañ xoolaat bu baax modifier ñu nga xamante moom la ñuy def parce que ñoo xam ne dañ sëy dem si salle de musculation ñu nga xam ne tey ay am nañ jëkkër di uti far loolu nit ki da nga ko war a jàngal leneen la mooy ak loolu muy copier ne loolu lu baax la parce que ku am jëkkër di uti far di ci am lu baax di ci am ay xaalis di ci am ay bonheur keneen ku bugg a école day jàpp ne lii lu baax la lii lu normal la lii lu live la ñun nag waa MCREC4 loolu tey dañ ki jóg nañ ci te ñu ngi ciy wax te duñ ci bàyyi jaral nañu bu série bi dawaatee day bind suñu plainte jébbal ko le procureur de la république mu xool lan nga xam ne te mooy bu ko mënul ñun dañ dem marche ak Covid bi nu mu mel dañ dem organiser marche boo xam ne c'est au niveau national ñëpp jóg xam ne ñun suñu maam yi ànd ak ci imam yi moo xam ne tey ñu ngi jóg de xeex tey série bi pour lu ñuy teg mu arrêté